xaw moo jaar fi xool gars yi ñu ngi xool gars yi dañuy jël affaire yi jël mbali bi télé bi. waaw yaa ngi nettoyer quoi nettoyer quoi. te itam dañ ko ci teg dañ ko ci teg la aventure rek ci dëkk yu baax yi waaw dëkk yi nga xam ne ñoom am nañ patriotisme am nañ civisme xam nañ lan mooy patriotisme aussi parce que du ku say nga am dang rek nga génn ne patriote nga quoi xam nañ lan mooy patriotisme mooy bëgg sa réew ba mu gënal la sa bopp waaw loolu mooy patriotisme ku am patriotisme di nga am civisme you know civisme moom mooy fa nga ne nga fonk ko mu gënal la sax sa kër waaw fonk sa réew mu gënal la sa kër maanaam doo tilimal sa réew doo fen sa réew doo sàcc sa réew da ngay jël sa réew daf ko nawla woo ko sa réew bañ laa gën boo lekkee sax si ngom bañ ko sànni ci mbedd mi you know waaw ñu ngi si dëkk yu baax yi dëkk gor yi dëkk yi nga xam ne dañoo xam lan mooy civisme xam lan mooy patriotisme xam lan mooy bëgg sa réew fonk sa réew naw sa réew xoolal feu rouge ok tak feu bi rouge na waaw nit moom nit lay def yëfu nit lay def nit di def yëfu xar wala yëfu bëy you know feu bi verte loo yàkkamti da nga war a taxaw you know ak loo mën a def nag da nga war a taxaw xam ni feu bi gis nga ñii ñëpp a yàkkamti ñëpp waa dañuy respecté xoolal bi dafa verte moo tax gars yi jàll bu verte woon kenn du jàll oto yi tamit gis nga accident du gaawu fi de Dakar chaque jour accident rey nit waaw nit yi rew dawalkat ya tàng shine waaw tali ñu naan tali bi daa xat lu xatal tali bi rewande incivisme amuñu benn patriotisme xool ngi nii de dëkk yu baax yaa ngi nii dëkk yu gor yi ne dëkk yi ñu bëgg seen réew waaw defar seen réew tabax seen réew duñ yàq dara seen réew da ngay gis sax ku yeewu jël benn ciment am jaxase kook suufam ak ndoxam xool fenn fu am pax mu tabax ko dem yoonam du ko yëgal kenn waaw dëkk yaa ngi nii gaa yaa ngi nii de gor yaa ngi nii di relax yi waxtaan fii di xool nan la ñuy développé buñ leen jegee sax déglu leen parce que tamit aussi ñun sañu mag yi mel nii seen débat yëpp moom mooy discussion yi moom mooy Balla Gaye moo mun Bombardier mun Modou Lo du moromam la parcelle duñ morom Géejawaay ñoo mun yëmbal a mun gars yi ñoom ña nga fii ñoom seen débat yi dafa am évolution dañuy xool dëkk bi fu nekk nii il parle de politique wala ñuy wax ci social bi xam nga ñoom ñu ngi si ay développement yoo xam ni maanaam sujet yu am importance sujet yu am njëriñ sujet yoo xam ne day wane ni seen i at yu ñu dund yëpp newul en vain wala nekkul li nga xam ne amulu leen benn njëriñ donc ñi new ñu si débat yi ñàkk xorom yooyu débat yi ñu ñàkk patriotisme ñu ñàkk njëriñ way waaw xool leen rek ay waay yéen a am yar ay lii bu doon Sénégal bu ma xamante nañ ba daane waa ji ne ci biir yéen a am yar de oui 2 mètres 2 mètres 2 mètres c'est bien fait 2 mètres 2 mètres ils sont là 2 mètres ñoo am yar ay waay bu doon Sénégal la bu ma xamante nañ ba fekk waa ji ci kaw mu toog de wala ku toog ci chaise am ñu wàcce ko chaise ba waaw loolu la waaw seen gars yi loolu taxaw fii rouge la feu bi waaw feu bi rouge moo tax gars yi taxaw nii waaw feu bi rouge ñu ngi nii feu bi vert na la ñii kenn dàqewu leen kii xar rek la ñuy wër xar ak bëy foog nga am ñu koy sàmm mais bu fekkee nit nga moom jaruñu lay sàmm ñii kenn sàmmu leen gis nga ñi ngi traversé ndànk feu vert bi parce que nit sàmm leen nit soxlawul ñu sàmm nit soxlawul sàmm waaw bu dee Sénégal la il faut ñu indil leen benn policier wala benn gendarme mu yore liifam di leen ñuus di leen noq ñuy daw ak yuuxu loolu rek a mën a am waaw mi ngi noonu mi ngi nii de
dëkk da nga koy bëgg sa réew sopp sa réew naw sa réew doo ko yàqal doo fekk réew ma taxaw lu baax lañ fa teg nga sàcc ko yóbbu sa kër jaay ko përëm wala nga jaay ko feeraay pour loo dugga sa down waaw waaw ni affaire yaa ngi nii mais sama gars yi jaar ak màggal ndax moom ak tiitaroo di leen bëggee waaw dama génn nii rek di ko def live and direct you know gars yi di xam ni dëkk yi développé dañ koy tabax dañ koy defar da ngay bëgg sa réew naw sa réew sopp sa réew waaw fond bi ñëwul fond bi ñëwul ñi ñoo bëgg seen réew de xoolal respect feu bi dafa vert donc lii boo xoolee oto yi niñ taxawee waaw feu baa ngi ne te dañ koy bind de mu ngi ne 0 maanaam nit ak loxo bi joxoñ na la ne waroo traversé loxo bi joxoñ na la ne waroo traversé gis nga loxo bi nit ñi yàkkamti ñi ngi nii taxaw nit ñi yàkkamti dofuñu toxuñu naanuñu ñi ngi nii de waaw ñi ne mun nga ne du ñuy jullit wala du ñuy mais respect bii ñu am de mooy respect jullit la de jëf cër yi ak jëf yi moom jëfi ni jullit la jëfi ni jullit dëgg la jullit bu xam sa bopp xam sa wareef ñi nga war a jëfee kenn dàqewul kenn waa xoolal oto yi ñu ngi taxaw respect amul police fii amul kenn ku leen dàqe wala koo xam ne da leen ni aca vert tak waaw nit bi vert na lépp vert na donc ça montre que gars gor yaa ngi traversé de fii amul xar ak bëy de xar ak bëy ak mbaam xuux nii yoo xam jëmm nit ci ko mala amuñu fi de waaw ñu ngi noonu de c'est bon gars yaa ngi dox ndànk calmement gis nga waaye lii bu doon Sénégal man lii du ma ko def mukk Sénégal bu doon Sénégal tey jii da ngay yeewu di gis ñii jaar gauche ñii jaar droite ñii di wax fii ñii di wax fee oto ñoo ne leen tëll mbëkk ñu ne nu la way ndogalu yàlla moom bu ko tuddee rek da ngay dee yàlla bu ko tuddee rek da ngay dee yaa ngi nii de jo alum xool waaw mun naa def nii dañuy xool ci nit yi ci biir nit yi et tout ça est-ce que am na ay ñoo xam ni vraiment ils ont l'esprit animal yi nga xam ni seen jëfin seen nekkin seen doxin est-ce que wane na dellu animal xoolal gaa yaa ngi taxawaat fii laa jógee gaa yi ñoom gis nga ñu ngi si seen test Covid yi ba léegi bis baa ngi ne ñu ngi si seen test Covid yi ci mbedd yi di ko maye lii moom bu fekkoon sax ab politicien da koy politiquer bu yàggee sax da ngay mujjee ñàkk xorom parce que ñoom chaque jour dañuy ñi ngi ñëw taxaw di ko maye kaay leen ngeen def ay test gratuit n'est-ce pas jarul sax ngay woote góor yaa ngi jàllale ñu demee ni ok waaw gis nga gars yi bu ñu jàllee rek c'est parce que daa vert gis nga 9 minutes 8 secondes 7 secondes 6 secondes gis nga loxo bi gis nga mu wane la fii mun nga jàll gumba da ngay gis ku ne mun nga koo gis même gumba sax da nga koy yëg ñoom am nañ lu leen réservé man maa ngi bëgg a kii de fii laa war a taxaw gis nga bis baa ngi ne gars yi fii laa newoon démb gis nga tey amuñu sax ay nit tey moom xam naa ni gars yi bëriwuñ traversé waaw mi ngi nii de verte dina de gor yaa ngay jàll nekk ay nite dëkk boo xam ni sa waay gars yi di tëñëx comme ay mala traversé fu la neex tufli fu la neex waay nite waay mi ngi nii de gaa yaa ngi nii ñëw leen ñu xool leen gaa yaa ngi waat nii même si nga ma laa dañuy mais fii laa ko war a def nga foo gis am na fuñ mën a def dara waaw ma sànni fi si ngom bi waaw mbalit maa ngi nii nasaraan yaa nga xool waaye mais ni mu demee nii kii moom lan la mën a jàngalee lii réewam réew moomu xam ne la existence am moom
amul sens beneen a ngi nii ah beneen a ngi nii xoolal rek fépp fu ne ñu def fa mbalit xoolal gaa yaa ngi nii ñi ngi waat nii de ñu ngi nii gis nga boo bëggee rek ñu defal la ñu ngi nii mbedd mi ñu defal la xaaral ma ñëw man dox ci gor yi waay dox ci biir gor yi waay foo xam boo fa nekkee moom sa waay sa xel day dal nga xam ni fii kat sa waay doo fu ne nii ni may doxee nii suma c'est sûr et certain que oto du ma fi rey c'est sûr Sénégal nag fooy dox danger la da ngay dox faxastalu dee léegi ci saase waaw. Bonjour. Où se trouve la station de la métro? Ah, ok. Donc maa ko tey di jaxase nga xool ba xam dinañ ma corriger bu dee complexe sénégalais yi ñoom kon damay ñëw wax ak ñoom où se trouve le station de la métro. Le station nga xool ba xam di nga gis kenn rek ku ma ne non on dit pas ça ñu doxaale xool. gaa yaa ngi nii fii ay waay xoolal nu mu setee rek xoolal territoire bi man lii fan la am pale sax seteewul nii xool leen ci mbedd lañ na ci ñi ñoo leen ëpp population ñoo leen ëpp population ñaar fukki junni yoon xoolal kii bi pitax yi bu doon Sénégal la yëy nañ leen magi super nañ leen ba yëy leen gaa yi picc bàyyiwuñ picc waxuma laa pitax ñu bàyyiwul picc li ñu dee picc waaye dañuy war na pitax yi bonjour. Excusez-moi, où se trouve la métro? Hein? La métro? Ici? Ah, merci. Nee na ma par ici gis nga new fi naan ma la métro la ñu wax de bu dee sénégalais amuñu sax métro te boo ne woon la métro ñu ne la du on dit pas la métro le métro te mosu ñoo dugg ci métro xamuñu luy métro waaw nee na par ici donc métro bi nee na mi ngi ne ah xaaral ma ñëw xool monsieur bi moom tamit kii laaj ko. Bonjour. Où se trouve la station de la bus? Station d'autobus? Oui. La station de métro? Station de la bus. Il y en a plusieurs. Bus. Il y a des autobus partout ici. La autobus qui va à Jean Talon. La autobus. Allez ici, là, vous avez la station de métro. Il y a quelqu'un qui va vous renseigner c'est laquelle qui va à Jean Talon. Ah, ici, il y a la station de métro? Oui. Ah. Vous pouvez aller ici à la station de métro. Le monsieur en bas, il va vous dire quel autobus s'en va à Jean Talon. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Tu fais de l'arrosage? Ben oui, pour les fleurs. Ah, oui, c'est bien. C'est le gouvernement qui paye ou quoi? Ah, c'est le Promigo qui paye. Oh, vous faites ça pour le plaisir du monde. Ah, vraiment, c'est gentil. Ok. Gis nga ko corrigé wu ma de lu ma neex laa wax corrigé wu ma de moom won na ma yoon ba xam naa fa sax mais dama demul waaw kii corrigé wu ma de kon yaa ngi nii yooyu ñi juddoo ko yaroo ko nampee ko kenn new fi di la corrigé lu ma làkk xoolal mu comprendre li may wax rek expliqué na ma ko ay waay lii war na rusloo gars yi les aliénés culturels là les aliénés culturels li feebar yi nga xam ne ku jóg ñu jéem la corrigé ñi ko namp nag ñoom ñi ko namp maa ngi nii de dox ci couloir yi xoolal di tax ay waay yéen boo leen newoon Sénégal ba booy yi supp leen ay boo leen newoon foofu ba booy yi supp leen ngay rukale nii booy wala booy jàppoon toog leen foofu rek yéen am ngeen jàmm de yéen ñi juddoo fii ñun pitaxu Sénégal yi ñoom nattu lañ am ñoom daal këppati bopp lañ xam ñu mariner leen soos leen reeree leen yaa ngi ci jàmm de naawal waay très bien yow am nga chance ah yow mi juddoo fii ak sa nationalité américaine ah sa nationalité canadienne xoolal fii nu mu séddee rek xoolal couloir yi mais man fii xanaa amul ay nit xaaral sax léegi man bu doon Sénégal la nag yàlla boo jóg ne da ngay xeex ak nit arme ni nga koy gaawee forêt Sénégal lépp arme lépp suuf mbalit fer weñ luñ tudd lépp da ngay xeex di sëlamaate tibb ci suuf si sëlam waa fii mu ma tooñoon waa ji di xeex man fan laay jëlee arme fan laay jëlee arme xool leen rek fan kii damay daw te nii laa jaaree daw parce que bu dee brique bi mënu ma ko yan xool leen lii nu mu toll bu doon Sénégal la taf nga for brique moo tax booy ku fa xeex dañ lay rey xool leen lu may joxe brique bi nu ma ko mën a yëgatee waa ana weñi waay ana weñi dama bëgg a xeex ana weñi ana mu xaaral ma ñëw xaaral ana weñ tey rek ma waaye ana weñ bi waaye yow gisuma weñ de ana xeer
gisuma xeer ak suuf mu mën a sëlamalaate ah amul suuf de waaye yow lii moom nar na metti di xoolal ngay daw gauche droite nag di daw gisoo dara doo for dara looy for anamu waay ñii ñoo am sécurité lii nag mooy sécurité nag waaw lii nag mooy sécurité la maa ngi daw fii ba jeex tàkk gisuma lu ma mën a for tey bu ma doon xeex fii samay loxo laa wóolu samay loxo kese laa wóolu bu dul samay loxo dinañ ma dóor ba ma tàppandaar parce que bu doon Sénégal la moom dem nga fa daru sax ngay daw da ngay def nii rek sëgg sigi rek for xeer boo dóor sëgg sigi for bant boo dóor sëgg sigi for weñ boo dóor sëgg sigi tibb suuf soo sotti waaye yéen fii bu leen fi ñëwoon tooñkat yeeg yooyu yéen sama genre gi boo leen fi ñëwoon nag naan da ngeen di xeex noonu leen di def nan ngeen di def fii déjà xeex c'est strictement interdit fi xeex amu fi xeex moom da ngay gis ay ñaari xar yi mbëkkante ñaari nag yi mbëkkante ñaari bëy yi mbëkkante mais fi moom xeex amu fi moom sincèrement ah mi ngi nii de xeex amu fi de vraiment mais fi moom kenn mënul for dara mënoo ko for même arme sax booy xeex ana arme yi waaye dëkk yi ñooy dëkk yi baax waaye ah dëkk yi ñooy dëkk yu baax xoolal ndekete gars yi gis nga mënu ma traversé fii rek laa mën a traversé dama ko jomb parce que ñëpp ñu nekk nit ñi ngi traversé fii donc mënu ma dem ba fële di traversé foofu mun naa ko nag kenn du ma ko tere mais yëfu nit la yëfu mala la yëfu fas la yëfu bëy la yëfu mbaam xuux la waaw donc dama koy jomba def quoi parce que dëkk bi ñoo lay yaral seen bopp ñoom ñoo lay yaral seen bopp da nga koy rus xoolal booy yaa ngi nii de ñi ngi def correct mënu ma ñëw fii nekk magum jëmm di def yan nii you know mais li mënu ma ko def sama réew boo ko defee dof lañ lay jàppee ñëpp di jaat ñëpp waaye dëkk boo dem ñëpp di feccee benn tànk nga bëgg fa feccee ñaari tànk waaye sa waaye nag buñ la tamee dëmm bum la metti bum la metti Excusez-moi, monsieur. Bonjour. Où se trouve la station de la métro? Metro? Oui. It's right there. OK, là-bas? You see the bus? Bus? The bus. It's in front of metro. Bus. And exactly. Metro is right in front. Le bus là? À côté. Mais on dit le bus ou la bus? Le bus ou la bus? Métro, OK, d'accord, merci. OK. gaa yaa ngi noonu de yey waay ay waay ñoom daal dañuy comprendre la ngay wax rek ñu dimbale la ci nga dem ñu dox tuuti waay aca for leen ana mbalit ma for leen waay dëkk yoo xam ne ñoom ñoo ëpp population pour Sénégal te doo fi gis mbalit doo gis dara lépp tout est organisé for leen mbalit mi waay ana mbalit mi ana mbuus yi ana radi yi ana crème yi ana buy ak bisaab yi ana xoox yi ana bant yi ana feer yi foofu moom bu ñu fa doon def assurance maladie wala assurance moom benn assurance bu ñëw naan day assurer population ba dina dee lu mu yor yëpp na ko jox population parce que da ngay dox rek oto ne la ca le fiir ñi ñëw dëjal la noo ko rey non benn oto moo doon traversé oto bi bu muy traversé waa ji dafa dëgg frein bi amatul frein ci la dal ci kaw mu dee mais xam nga rek yàlla ndeysaan yàlla yéen a mën a kàcc une deux ngeen jox ko yàlla une deux rek ngeen féetale ko ci yàlla yéen a mën a kàcc lu ci yàlla wuti caaxaane seen i dund jël seen bakkan teg ko ci xottu gerte naan yàlla fii moom xanaa moom yàlla buy rayaate ci accident yi newul fii koo xam ne da ngay ñëw rek ñu mbëkk la fii de dinga fii daw ba dee duñ la mbëkk fii yàllaa ko rey yàlla la ndeysaan nga gis seytaane ñëw si ngeen di gaale waaye ki moom de ndeysaan bësam a jot rek la bësam a jot nu ko bësam jotee ñu rey ko kooku rey ko amul frein. Bonjour, excusez-moi, où se trouve la métro? Ouais, no French. No French? Ah, ok, merci. Donc xaaral ñu def ni jaar fi donc ñu jaar ni cey dëkk yi seet yi xool leen couloir yi rek mais nit yi ñoom
soo woy civisme neex civisme moo tax ba déggee Sénégal gars yi ñëw taxaw am ay projet nga naan la non civisme naa te sénégalais benn la xam ci civisme bul saw ci mbedd bul saw ci mbedd loolu mooy civisme Sénégal non gars yi bàyyi leen di saw ci mbedd moom civisme daal saw mbedd lañ ci xam ñoom xamuñu ni civisme mënoo ko def tant que amul patriotisme waaw réew moo xam ne ñu ko jiite c'est pas des patriotes civisme mënu fa am ñoom civisme lenn lañ ci xam mooy saw mbedd bu leen saw mbedd waaw gars yaa ngi nii xool waaw espace vert yi ba ci buntu kër yi sax xoolal waaw ku ne nag lii gouvernement bi moo leen koy jox de kër gu nekk da koy am xool leen waaw gouvernement bi moo leen koy jox de mi ngi nii keneen da ngi nii gis nga gouvernement bi da leen koy jox waaw fa nga def sa mbalit yow waaw mi ngi nee xoolal buntu kër boo dem ak ca ñu dox xool rek bu dul dëgg rek mu doon ay fen ah xool leen benn ngi nii de ñoom ñoo ci bind gis nga donc gouvernement bi ku ne da lay jox du ay poubelles yu ngay wuti de nit yi ni ñuy bëri yëpp ku ne yor nga say poubelle ku ne jox nañ la say poubelle acca ñu jëlaat beneen poubelle beneen na ngi ni beneen kër beneen poubelle xool leen buntu kër yëpp ñu ngi yor seen i poubelle yoo xam ne gouvernement bee leen koy jox xool leen waaw oto bi à temps dina ñëw jël lépp vide lépp tagal leen foofu seen i poubelle yi boo ko defoon Sénégal da ngay teg ci buntu bi sax ñu sàcc lañ koy def laa la wax yóbbu dem jaayi ko ay bu fa recyclage amoon sax nga dee dëkk baa ngi ni de ñu dem waaye dëkk yu baax yaa ngi ni de dëkk yi yoo xam ne nit yi dañoo am civisme xam luy développement bëgg seen réew duñ tilimal seen réew duñ taqal seen réew duñ fen seen réew duñ trahir seen réew dañoo gëm seen réew xoola ki mbali mi la lonk fii mu di xaar waaw takk ba mu dëgër nag waaw mbuus yi bokkul bu fekkee gis nga yii nii foo gisee mbuus bu ñuul xamal ni loolu moom mooy ay déchets maanaam yow du recyclage foo gisee mbuus bu ñuul xamal ni du recyclage foo gisee mbuus bu bleu xamal ni recyclage la maanaam dañ koy recycler xoolal mbuus bu bleu moo tax gis nga lan nga fi fekk gis nga ay bouteille nga fi fekk ay bouteille ay xottu boisson yii nga fi fekk yii yëpp c'est recyclage foo gisee mbuus bu bleu xamal ni recyclage la foo gisee mbuus bu bleu recyclage la xoolal foo gisee mbuus bu ñuul buñ la takkal mbalit ak mbuus bu ñuul mbalit la maanaam loolu mooy déchet li nga xam ne kenn mënu ko recycler ils sont organisés mon frère ils sont organisés c'est la honte doo leen rus parce que li may teg nii pour gàcce ngeen ci am rek amu leen ci lenn ñëpp sab gémmiñ ŋaa wala ñëpp sab gémmiñ am gàcce les traîtres de la république les gens qui sont là booy di xaar lekk benn gouvernement bu sàcc jox la wala ben les traîtres de la république c'est eux ñoom kese ngay gis ñi répondre kii dafa lii kii dafa nangam merda hijo de puta xoolal mbuus bu ñuul bi foo ko gisee rek xoolal mbuus bu ñuul bi foo ko gisee rek mbalit la lii kii foo ko gisee ñu takk ko xamal ni c'est kenn mënu ko recycler moom mooy mbalit bi compostage bi nag moom mooy mbuus yu weex compostage mooy mbuus yi nga xam ni yu weex la mooy yi nga xam ne ay lekk desitu lekk yi ñu naan ko ñamu mbaam loolu gis nga kii mbalit la yii kii fu nekk nii gis nga kii déchet la kii kenn mënu ko recycler déchet la waay yow waay gars yi amuñu gàcce quoi da nga leen di woon sax réalité monde bi amuñu sax gàcce duñ sax rus fa la ñuy jógee xam ni ñuy wax waxi dof quoi du wax waxi dof il est ñu ñëw am réponse bi duñ am mukk réponse bi duñ rus quoi ils sont malhonnêtes foncièrement malhonnêtes laa la wax ba seen deret c'est la malhonnêteté ñooñu mënul defar parce que même seen biir deret sax y a la malhonnêteté intellectuelle la malhonnêteté waaw mi ngi nii de bonjour vous allez bien tranquille donc mi ngi nii xoolal projet bi tey bu doon gouvernement bi xaaral ma laaj kii excusez-moi madame c'est pour savoir ce projet-là combien ils ont dépensé et tout ça le gouvernement hein c'est privé ah c'est des fonds privés mais si c'est le gouvernement il affiche tout il n'affiche plus maintenant à part les travaux publics des chemins
Ah, les travaux publics, ok. Génie civil, ça, il affiche, mais sinon, il n'affiche pas. Ah, d'accord. Ah, merci beaucoup. Travaux. Ah, ouais, merci beaucoup. Donc, faut finir travaux yi. Wow. Travaux yi, n'est-ce pas? Travaux yi, donc, gouvernement bi da koy affiché. Nee na lii, c'est privé. Mais travaux yi, maanaam, bu fekkee c'est public et tout ça, gouvernement day affiché lépp. Wax la financement bi ñaata la, wax la travaux yi ñaata mois la, lépp la lay wax. Donc, fii moom, bu ñuy wax maanaam transparence fii la fekk baax transparence waaw transparence waaw fii mooy fii boo fi nee sa xol bi du dee ndax crise cardiaque du dee ndax ay les traites de la république yi nga xam dañoo jaxasoo ak ñun am seen i Facebook am seen i WhatsApp de vrais traites nga xam ne fu ñu la fekk ngay wax pour sa réew di xeex pour sa réew ñu ñëw wax fa wax bu tegginewul wala wax joo xam ni bu jéggi dayo wala ay saaga ndey rek amul argument duñ ko am fii amul loolu moo tax ma ne la y a trop de traîtres en Afrique trop de traîtres au Sénégal 80% des Sénégalais c'est des traîtres 80% des traîtres yoo xam ne seen deret yëpp wor moo ci ne trahison wor kese wor fen wor 20% yu baax a fa am 20% ñi ci bokk nag xam nañ seen bopp trop de traite comment on peut développer un pays boo xam ne composé de 80% de traite comment nan lañ ko mën a nan comment on peut développer comment on peut se développer dëkk bu mel noonu des traites et des complexés ñoo xam des malhonnêtes comment vous voulez qu'on développe ce pays là hein des imbéciles lu ma ci wut mooy xam la réalité lu ma ci wut mooy xamal adduna sénégalais ñu xam ni ñi defar seen réew ñi jar a votel ñi ngi fii te ñii dañ leen di sax daane ku ci am benn mandat doo wala ñaar doo ko ñetteel waaw donc loolu lañ ciy wut éveil de conscience des sénégalais xamal leen ngeen comprendre ni lii taxul ñu votel nit xoolal réew mi nu mu développé xoolal réew mi nu mu setee xoolal réew mi nu mu organisé woo mais teewul bu waxtu jotee ñu war a daane seen i gouvernement dañuy daane seen gouvernement il faut te xam nañ la ça suffit maanaam réew moo xam ne lañ xam nañ waxtu bu jotee bu ñu war a jël seen i décision fii nii kenn du fi jënd carte waaye mais dëkk boo xam ne nag sax waaye dañuy jaay ay carte électeur dëkk boobu jar na boo waxul tàppet nga dëkk bu ñuy jaay ay carte électeur dëkk boo xam ne day am ay achat de conscience dëkk boobu ku fa noppi traître nga dëkk vrai dëkk imbécile la dëkk xaju xaraam la waroon noppi ci loolu noonu dëkk boo xam ne askan wi dañuy jaay seen i carte dëkk boo xam ni gouvernement bi ak opposition bi ak ñeneen ñi je sais pas ñu nekk ci gouvernement bi dañuy def ay achat de conscience di jënd nit yi ci ay saaku ceeb ci ay litre diwlin ci ay suukar ci ay xorom dëkk boobu ku noppi doo gor ñëpp a war a wax fii gaa ma amuñu activiste bu mel ni benn Mollah Morgun parce que fii ñi ma ngaa jënd nit ndax benn ceeb benn kilo ceeb fii ñi ma nga jënd nit ndax 5000 francs fii ay nit a fi ne ñan la ñuy jënd duñ jënd nit kenn du ko jënd xar la ñuy jënd ak bëy mbaam xuux la ñuy jënd donc ña ñuy jënd ay xar ak bëy ki mbaam xuux lañ ñooñu ñoo yóbbu dëkk bi ci lu day nii mooy les traîtres lu ma la waxoon tey bu demee ba dëkk bi Macky Sall toogaat fi ba tey ji ñu koy laaj oui mu naan oui ou non du ma ne oui du ma ne non xam nga ni dëkk boobu noonu ku waxul doo gor ku waxul jaam nga ku waxul xaj nga waaw dëkk booboo jara wax nag dëkk boobu moo jara tay la bakkan ndax ña fa ne ñu fa ëpp te yor wax ji ñi ngi internet ñi ngi Facebook ñi ngi lépp mais ay mala lañ waaw ay mala lañ dëkk bii nii jarul am activiste lu muy day activiste dëkk bi nit bu nekk activiste nga ku ci nekk sa activiste bopp nga xoolal buntu kër yi nu mu setee xool leen dëkk bi damay dox boo leen gisee mbuus ngeen na ma stop benn mbuusoo ngi nii boo leen gisee mbuus damay dox di dem lii moo gën a am importance li ma doon def live di toog di wax sax dafa yomb léegi damay dox di génn di ak sama connexion portable normal connexion portable li déjà Sénégal koo gis sax mu waxuma la giga sax mais dañuy jënd sa ay émo waaw yii ay projet la gaa yaa ngi fi xoolal fii doo fi gis benn maçon bu daanu dee alors non attends sax xaar ma génne lii
déjà tac ñoom sax dañ ko affiché fii chapeau de sécurité chaussures de sécurité lunettes de sécurité gilet de sécurité obligatoire sur ce chantier obligatoire chapeau de sécurité chaussures de sécurité lunettes de sécurité gilet de sécurité obligatoire sur ce chantier ban chantier ngeen gis Sénégal chantier yi ñu def yi fépp lañ ko def nag mi ngi nii fépp lañ ko def wax permis bi fii mën nga xam projet bi permis numéro tel mi ngi nii construction selon la description des travaux suivants construction d'un nouveau bâtiment de 4 étages avec rez-de-chaussée commercial civique def seen loi 800 nangam Beaumont logement des étages supérieurs tel mi 901 garage de stationnement sous-sol conformément au règlement de construction lépp lañ lay bindal lépp ñii ñoo xam transparence kan moo fi nekk di fen fii transparence a ngi nii de wan leen ma yéen projet yooyu noonu building administratif ko xam ñaata lañ fa def kan moo koy construire ñan la kan la wax leen ma building administratif mi ngi nii travaux exécutés par Brocon construction maanaam boo duggee ci internet bi bind Brocon di nga xam ñii ñan lañ tak nga xam leen ñii ñoo yor travaux bi donc lu am rek ñoom la ñuy dem jàpp travaux exécutés par mi ngi nii électricité bi tam dafa am benn marché bu ko gagné mi ngi nii résistance électrique moo gagné marché bi entrepreneur électricien electrical contractor donc électricité bi tam am na ku ko gagné n'est-ce pas man affaire yi day leer yow dëkk bu ñuy naxaate dëkk boo xam ne sa waay nit yi war a doon ay nit doon ay mala ñu bëri doon ay mala ñu leen di nax dëkk boobu noonu bu amee ku yeew da nga leen war a yee dina métti nag du yomb de mais yee bi day am de par force doo leen nalaw ci jàmm de duñ leen bàyyi ngeen di nalaw ci jàmm billaay doo leen nalaw ci jàmm dinañ leen ko rokkos di leen ko saañ ba seen buntu bàmmeel yi li ngeen amel askan wi li ngeen amel nation bi yéen traîtres yi yéen imbéciles yi yéen xaj yi yéen les inconscients de la république yéen les traîtres de la république li ngeen amal askan wi fi ngeen dugal askan wi fu ngeen dugal suñu nation pax bu ngeen ko suruxal duñ leen ci bàyyi dinañ ñàpp seen maam ba seen buntu bàmmeel yi parce que yéen la du gouvernement bi kese de ak yéen traîtres yi yéen ñi yóbbu sañu réew fii à mettre ko à genoux yéen ñi nga xam ne bu doo leen jël décision au moment où askan wi dañ leen soxla yéen ñii di jaay seen i carte électeur yi ndax benn saaku ceeb ndax benn litre diwlin yéen xaj yi dee ngeen foog de dinañ leen bàyyi noonu du yomb de ñu nag yéen ba seen biir bàmmeel les traîtres de la république balaa maa dee ngeen ñu xoolal non vrai dëkk doomu xaj la vrai dëkk doomu xaj ay gor yaa ngi fa de mais doomu xaj yaa fa ëpp maire moom mi ngi defar mi ngi bonsoir moom mi ngi raxas buntu bi yooyu di arrosé c'est bien maa ngi ci koñi de man maa ngi dox ci koñi de organisation ñu ñoo bëgg seen réew waay ñii di nga toog di kaasal seen réew sax benn xaj bu génn fee di mbow benn xaj bu mel ni lu mu tuddati benn xaj bu mel ni politiciens yi mel ni comment dire sax xaaral ma ñëw voilà mi ngi nii gis nga ñii ay gis nga génne nañ ko boo xoolee da ngay xam gis nga yee ñu ngi si def seen i mbalit yee ñi nii donc dëkk yoo xam ni xaj yi mel ni ay yaaxam mbay am fa dëkk boo xam ni xaj yi mel ni ñoom ma jambal jaañ nekk fa ay xaj enragé fen rek la ñuy def lu gouvernement bi raxasoo ñu naan ko même bu dee deret lay raxasoo ñu naan ñu mar ko deretu askan wi gouvernement bi dañuy rende askan wi naan seen deret nga gis nag ñu yónni xaj yi commencé mar deret ñoom yaaxam mbay ñoom ma jambal jaañ ñoom lu tëddi ñoom Abdou Mbow mais ñooñu yónnee seen yeneen xaji ndaw yi xaju mbow puti mbow yi ñi nga xam ñoo nekk ci internet bi ñoom bëgguñu gis ku wax dëgg bëgguñu gis ku wax lu baax ñooñu ñëw yee lu ma leen waxoon mbuus yaa ngi nii de gis nga benn box ak moom recyclage you know
recyclage yëpp ay recyclage mu ngi nii et transparent bu ñuul bi mooy transparent wul bu ñuul bi moom mooy déchet yi ñu xamul da ngay ñëw gaay jàngal kii déchet la transparent wul déchet la boo xoolee da nga xam ne déchet la waaw jaru sa jàng ñoom Abdou Mbow xaji mbow yi kuti mbow yu bon yi ñoom yaa xam mbay ñoom ma jambal jaaj ay Mimi Touré kiiru ko mbow xaj saa yu gouvernement bi tëralee askanam rendi rek deret bi di siit rek ñu woo xaj yi ne kaay leen mar kaay leen mar deret bu fi dara des na askan wi yeewu rek gis ñu raxas lépp waaw mais ñun nag dañuy def retour sur le lieu du crime ñun loolu la ñuy def retour sur le lieu du crime Abdou Mbow ak yaa xam mbay ak ñëpp la ñuy wili pande ñëpp duñ leen bàyyi noonu yow benn gaayin envoyé ma message oui Mollah oui yow lu la Timbo def yow Timbo man xam naa ni maa ngi téegal seen maam loolu man xam naa ko maa ngi ñàpp seen maam bu baax a baax a baax a baax a baax te man xam naa ko je suis trop conscient pour xam ni man maa ngi laal góom bi xam nga sénégalais yi dama nekkoon di wër autour ci seen góom yi di wër góom yi di wër autour ñii reetaan mais gis nga bés bu ma jëlee sama loxo bi rek na ko jàmb ci góom bi na ko bés ñuy xuuy sama ndey ci laa xam ne góom baa ngi nii c'est ici que ça fait mal fii moo metti fii la metti fii la mbir yi xoyom-xoyomee waaw ñoom la de son bi ñoom la maa ngi ak samay internet bu mat sëkk donc son bi ñoom la ñoom ñoo fi jaar ñoom ñooy annoncé vidéo sama vidéo yi waaw même Facebook ay yónnee nañ ma lu mu tuddati message boobu noonu genre ñuy brouiller sama Facebook des fois damay toog 5 minutes yoo xam damay wax nekk normal comme nu may waxee nii fekk ñoom ñoo ko yàq ñu ngi ci xeex bu métti ak man parce que dama laal seen góom dama nekk di leen ñuus yi métti billahi wallahi wa taala barke alxuraan dama sonnal nguur gi sonnal leen te lii wili pande boobu lii wili pande international la de lii du wili pande national mënuñu nekk ci biir réew bi di def li ñuy def ba pare ñu toog jàpp ñu ne waa réew ma fitnaal leen toroxal leen na ko fi wax ñu ñëpp sa maam nga ñëpp ne muut noppi waaw ñu yónni ay xaj waaw ñu yónni ay xaj yee ñëw nag ñoom xaj yi mbow rek duñ màtte waaw mooy lu sawaay wax rek yaa xam mbay xaj kuti mbow la kuti mbow bon xaj bu raage la yaa xam mbay xaj bu raage la xaj bu bon bu raage ak ay góomam yu xasaw waaw affaire bi day leer de parmi vous il y a beaucoup de traîtres faites beaucoup attention il y a trop de traîtres noirs avec la nationalité sénégalaise qui sont au Sénégal mais c'est des traîtres ils n'aiment pas le Sénégal waaw buñ sañoon Sénégal yéen ñëpp ay torox ñi ngi jaxasoog yéen ñi ngi am ay Facebook ñi ngi am ay Instagram ñi ngi am ay WhatsApp buñ seen baay lekkee rek nguur gee leen ko jox bu seen baay lekkee rek wala seen yaay lekk rek benn Abdou Mbow moo leen ko jox wala benn Yakham Mbaye moo leen jox ay kilo waaw ñooñu nag ñoom seen doom yi nga xam ne dañoo dund seen ngénte sax politiciens yi leen ngénte ñooñu dinañ ñëw ñooñu buñ màggee dinañ ñëw ñoom tamit parce que boo lekkee xaalisu politicien wala sa baay di la dundal ci alal gu lewul ak sa yaay sàcc wala dem cogg ji benn politicien sa doom bu màggee lii rek nga mën a def ubbi sa Facebook ak sa WhatsApp ak sa Viber foo fekk kuy wax lu baax koo fekk kuy xeexal réewam nga taxaw ne déedéet du ci dal waaw c'est normal parce que bu fekkee sa baay ci trian la dëkk di la jox di politique di la jox sa yaay di politique di la jox ñuy fen ak a sàcc ñii sa yaay dem cogg ji Aïssata Tall Sall mu koy jox yi weccet sa baay dem cogg ji benn Yakham Mbaye wala dem cogg ji benn Abdou Mbow c'est normal bu ñu juree doom jooju noonu fu mu fekk ñooy xeex patriote yaay xeex pour réew ma jëm kanam di wax jël seen temps jël seen énergie di rey seen bopp ci naaj bu tàng bi pour won la réalité la vraie réalité du terrain doomi xaj yooyu nag ñoom ñooy génn ñoom la ñuy yónni ñooy xaj c'est normal bu ñu leen bett boo leen gisee yu mel noonu Yakham Mbaye xaj bu dee bi fen rek décret boo xam ne signé ngeen ko depuis avril laa la wax depuis avril ngeen signé benn décret di ko nëbb di signé décret jël 4 millions 500 jox Aïssata Tall Sall jox ko garde corps jox ko 500 litres essence jox ko garde corps jox ko 4x4 lépp nga jox ko ci ku retraité ngeen signé décret bi depuis avril ñi ngi ciy doog a jot askan wi di ci doog a jot ngeen di génn di fen naan am na
ah amul am na doo leen rus vous n'avez pas honte doo leen rus gorewu leen billaay wallaay gorewu leen mais li c'est normal dëkk bu ñuy nalaw neex nañ nax neex na nax et puis kan moo ñun xam nañ lépp ñun on n'attend pas Diomaye Faye pour xamal ñun xam nañ ouais, y a trop de bâtards parmi nous y a trop de bâtards des fils de pute qui sont là mélangés ñu nekk ci ñun mais nag buñ leen bett ku sa bàyyi dundal la ci sàcc ak alalu ger ak alalu trian ak alalu politicien xaju xaram bu normal c'est normal doomam génn ci internet yi di wax waaw yaa xam c'est un vrai imbécile de Rebeuss la dëkk yaa xam mbay ñëpp ay frasque rek lañ ko xamee cagatu laal jabaru jàmbur loolu lañ xamee yaa xam mbay mandi tat lay def tat yore cigarette am waaw tat lay def yore cigarette am mandi moom boo mandee ba ne tat tëddee jabaru jàmbur loolu lañ xamee yaa xam mbay moom moo fi indoon clan Faye Sall bu mu fi frustré ah moom moo fi créé boo déggee ñu naan ay la dynastie Faye Sall yaa xam mbay bii moo ko créé woon di leen saaga ay ndey la dynastie Faye Sall tey jii mooy seen cogg ay fils de pute lañ ñi ñëw jaxase si suñu askan wi ah ñii ñoo leen jiite ñoom ñii ñoo leen jiite ku ci nekk c'est à l'image de ton peuple c'est à l'image de ton peuple ce peuple c'est à l'image de ton peuple réew ma ngi ni xoolal li moom mun nga ko wër Sénégal ba dee ndeysaan doo ko sax am xoolal jardin boo xam ne ci koñ bi la ne xoolal jardin pour xale yi di foo coot ñii lépp lañ defar tout xoolal même xale yi ndaw pour nga foo noonu sa buntu ko da ngay génn sa kër rek mi ngi nii xool jardin pour les petits enfants ñu defaral leen ko waaw ma def ni mi ngi interdiction de déposer des déchets waaw mi ngi nii xool air bi air de jeu xoolal pour xale la yëpp pour xale la fa ñi xam na ñi respecté nañ xale de li ma leen waxoon dëkk bu ñu respecté wul ay xale dëkk boobu yàlla dafa wàcce yërmande mais xoolal fii yàlla mun na fi wàcce yërmande xoolal ni def parc ba defal parc ay xale defal parc champagner pour xale waaw pour xale yi ndaw waaw dëkk bi jox nañ cër xale li ma leen waxoon ci sachet yi xoolal ma demee bay xam luwaay man xaw ma ko Sénégal benn mbalit la am amul ñaar ak ñett kii kenn du ko recycler kii recyclage la mi ngi gis nga recyclage la lu ma leen waxoon bu ma demee ba nga xam ni yeneen dëkk yi sax ñoo may yar ndeysaan sama dëkk reewal ma ak pauvreté boo xam ni xoolal pour ma xam waaw tak lii doleen rus fii tout le monde est respecté même les animaux dañu am ay espace fu ñu war a puubee fu ñu war a sawee xam nga da ngay gis même boo génnee ak sa xaj sax da nga yor say mbuus da nga yor mbuus même boo génnee ak sa xaj da nga am droit yor sa mbuus parce que amoo droit ñëw rek yor sa xaj di taxawaaloog moom nu mu la neexee da nga yor sa mbuus bu puubee nga taxaw tibb ko waaw yow way boole yërmande ngeen di xaar toog leen nii rek la ñuy dëkkee nii kese la ñuy dëkkee yërmande du fa gaaw a am yow yërmande du fa gaaw a am donc gis ngeen temps bi gis ngeen temps bi mi ngi nii you know I love this town man fépp ma dem nag du fii kese dama yéex a def ay live di ko woon ne live and direct quoi dëkk yi développé yi kan mooy gis lu mel ni gis ak enfer bu mel ni Sénégal gars yi ñu tegal la ñaari nga naan da ngay waxe dof ku ko def sa waay am nga ay deal am nga ay mafia ki mbalit la de dañ ko vidé oto bi jaar na fi ba vidé affaire yi xoola yëpp vidé na ay gars yi jaar nañ fi vidé ko waaw fi moom mooy lu waaj wax nekk fi muus sax moo gën nekk Sénégal nit muus yi sax lu ñuy lekk seen ravitaillement ak lu ñuy lekk moo gën Sénégalais di lekk Sénégalais yi ceeb rek la ñuy lekk di ñëpp a bëri ceeb rek waaw añ bi ceeb la reer bi ceeb la tout est ceeb rek ceeb kese all time ceeb fii muus yi duñ lekk ceeb yow muus boo fi tegal ceebu jën mu gedd ko muus boo fi tegal Sénégal mus ngaa gis ku xiif ñu ñëw ceebu jën ñu tegal la ceebu jën muus bi bëgg a jël jën bi da ngay rey muus bi ñoo tax muus boo gis Sénégal ma nga damm muus boo gisee nga damm waa ji xiif dem sonn ñu vidé nañ ko borom yi ñoo ko jël si ñoo génnagul jël si ko vidé nañ ko yëpp lañ vidé ci ay ñii
vidé nañ ko mi ngi nii vidé nañ ko ah vidé nañ waay yéenay gor de yéenay gor dama leen bëggoon rusloo xoolal vidé nañ lépp dem seen yoon moo tax xoolal fii nu mu setee fii mun nga fi tëdd sax ah fii mun nga fi tëdd seen lal yi gënuñu set lii de seen néeg yi seen kër yi sax gënuñu set lii te lii mbedd la ah mbedd la duñ sax rus ñu rus quoi booy wax ak ay nit yu rus wax ak nit yoo xam ne direct gor dawul seen yaram yi du leen yëngal sax du leen sax yëngal chaque jour ngay dégg scandale sur scandale Aïssata Tall Sall Aïssata ay lu mu tuddati ay Yakham Mbaye ay ñoom Madiambal Diagne ay ñoom Seydou Gueye chaque jour scandale chaque jour fen chaque jour ay fen yi dérisoire pathologique mais xoolal du leen yëngal sax nooy def man mii nga xam ne je suis un peu sax loin nga xam ne man yu may gis détournement yeeg scandale yi nu mu may yëngalee di ma metti may wër dëkk bi ci tàngoor gi di leen woon lan mooy réalité dëkk yi ak nan la ñuy développé réew xoolal ña fa toog safu leen sax buñ amoon possibilité bi ma am dañ naan waaye Sénégal nan nangam taan dañuy saaga ndey Sénégal sax dem seen yoon saaga man maa ngi waat ni nga kii nga xoolal yee vidé nañ ko tegal nañ ma ko si bunt bi vidé nañ ma ko tegal nañ ma ko ci bunt bi parc baa ngi ne fee ngi nii ah donc ñu ñëw toog ni maa ngi sama egsi naa sama buntu gaale donc lépp lu ñu wane rek pour ngeen xam la triste réalité n'est-ce pas ngeen xam ni dëkk dañ koy développé ngeen xam ni dëkk boo xam ne yéen war ngeen sax rus dëkk boo xam ne ay bandits de grand chemin dëkk boo xam ne ay triant la mérité mais ñun lan lañ def quoi est-ce que yéen a xalaat xoolal li ma wër nii yëpp ñoom amuñu président premier ministre lañu am te premier ministre bi bii mooy fin mandat ñëpp xam nañ ko c'est la liir buy doog judd sax xam ne ni fii mooy fin wu mandat wu premier ministre bi waaw fin wu mandat premier ministre bi moo nekk nii malgré tout dégg nag man moom mooy li ma leen wax moom maa ngi nii ci buntu gàlle bi dama demoon spécialement rek pour wan leen la réalité dëkk bu développé dëkk yi nga xam ni malgré lépp lu fi Trudeau def wala muy France wala muy États-Unis ñaari mandat nga am liir buy judd tey sax xam na ni kii jeexal na ci Sénégal ay ponkaloo fa ne ba nii kenn mënul ñi mi am fit taxaw ne président bi pare na 15 millions d'habitants ku taxaw ku ñu tegal kaamil nga waat ñu ñimoo teg waat ni président bi pare na Sénégal maa ngi leen koy laaj kan sénégalais moo am fitu jël kaamil dóor ci waat ci yàlla ni c'est fini c'est fini kan moo am fit boobu kenn amul c'est trop dommage quand même ce pays là c'est trop dommage réew maa ngi nii nag gis nga fi ne nii ni ñu leen xiifalee dañu leen di xiifal appauvrir leen ñoruñu luñ lekk ak luñ naan élection yi la ñuy xaar pour nax leen mais nu ñuy def parce que réew moo xam ni dafa composé wu ak ay ignorant ay inconscient ak tamit ay imbécile ak tamit ay traître ñoo ci ëpp am na ñi nga xam ne ñu tax ñuy wolee leen traître mooy maîtriser nañ affaire yi mais c'est des traîtres c'est-à-dire seen deretu traîtrise moo fay daw donc xanaa non sama gars yi du ci man de internet bi la internet bu ma duggee ci gàlle bi léegi xaaral ma ubbi gàlle bi dugg léegi ñu yeggali foofu da ngay gis ni daal leer nañ donc nu mu tudd ci gars yi ñooy brouillé gars yi ñooy saboté xaaral ma def ni dugg ci biir gars donc bu ma duggee ci gàlle bi ñu yeggali donc comme ça di ngeen xool n'est-ce pas donc gars yi ñooy jéem a saboté gars yi nu ma leen di def jamono ji man maa ko xam sama live yi nu ma leen di def nguur gi xam ne ak ay yomb jóg
ok yeah léegi nii maa ngi nii léegi day gën léegi gis ni mu ngi nii donc voilà lii lan la gars yi ñooy saboté live bi ñoom la lu ne la ñuy def ñi ngay bloqué ña ngay yónni seen xaj yi ña ngay def lu ne mais day leer de man moom lu may téye moo yombul lu may téye du yomb lu may téye moom yombul donc sama gars yi ñu ngi siyaar ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen màggal di leen ndamoo di leen siyaar donc il faut que bu live yi ñuy def aussi di bugg a wone affaire yi mooy ngeen def comparaison ngeen xool dëkk yi nga xam ni n'est-ce pas dañoo développé wu parce que ñun ñëpp Sénégal ñi ci xam développement dañ koo jàng n'est-ce pas jàng kese récitation lañ ci am mooy ñi ay PIB ay produit intérieur brut ay récitation lañ ci am mais xamuñu dara luy développement xamuñu réew xamuñu ni ñuy développé woo xamuñu nan la ñuy falee nit nan la ñuy falee politicien donc xamuñu ko à part réciter il faut ñu def leen live won leen ni dëkk yi conscient yi gis nga ni ñuy doxee dama leen ko won du lu ñuy raconter lan moo tere Sénégal ñun mënuñu def comme ñii lan moo ko tere duñ am mukk réponse boo leen laajoon ma ci gouvernement bi donc ñii seeni gouvernant ay nit lañ leen jàppee moo tax ñu respecté leen gouvernant du defar mukk tali ñëw di ko politiquer du defar mukk pont ñëw di ko politiquer du defar mukk lu mu tudd lampe poto lampe mbedd mi di ko politiquer te ñun bu ñuy xale ba léegi noonu lañu doon naxee saa yu président waree ñëw Kaolack rek ñu taal lampe yëpp mairie bi nga gis guddi gi yëpp semaine boobu yëpp mairie bi mi ngi taal lampe yi nga gis nag mu indiwaat ak goudron yi di dabbal pax yi yàlla ay ñii ñoo ñu yàgg nax non Sénégal boo fa nekkee nu ñu lay naxee mënoo ko sax imaginer nga gis pax yi nag ñu commencé di raax pax yi di taal lamp yi mairie bi mooy def loolu de président bi bu ñëwee ñu wut ay mooy cog gi mooy yaayu ñi nga gis ni traître yi di nekk ci sama live yi di ñëw di fenn ak sàcc ak saaga ak yooyu seen yaay ak seen baay yi ñooñu ñooy dem ci tali nag taxaw yor drapeau yi ak sifflet yi ñooñu ñooy seen papa yi boo seetloo ak seen yaay yi ñooñu ñoom lañ doon yóbbu ci politiciens yi ñu taxaw ci kaw tali bi moment bi nga xam ni mairie bi moom sàcc nañ dabbal jël seen kii dabbal tali bi xam nga dóor ay 4 lampes 5 lampes ñu indi seen papa yi ak seen yaay xar yeeg bëy yeeg mbaam xuux yi ñu taxaw nag yor si ay sifflet ak garaam mbubu pipi pip Abdoulaye Wade pipi pip Abdou Diouf pipi pip lépp ñoom ñoo yuuxoon pipi pip Abdou Diouf pipi pip Abdoulaye Wade pipi pip Macky Sall ñu ngi noonu nag donc réew bu demee noonu réew moomu ku ci waxul sa waay da ngaa ragal Sénégal mënul doxee ni muy doxee nii nit yi noppi gars yi seen bakkan lañ ci teg Jomaay Fay tey jii suba boo defu nag ñu dàq ko wala buñ ko dàqul ñu jël ko gars yi mité ko ci àll bi te lan la def li mu def rek la Sonko def moom génnewul sax ay dossier confidentiel parce que dañoo génn ay li nga xam ne décret boo xam ne dañ ko war a publier ñu koy nëbb ndax ay moment bi nga xam ne population baa ngi souffrir di bëgg a dee ci Covid 19 bi ñu détourner l'argent détourner aide yi détourner xaalis bi 12 milliards Babylone bi ba léegi ñu ngi koy laaj kenn jot ci kenn ku ne Babylone bi jotul 12 milliards au moment où ñi ngi détourner xaalis bi au moment où population baa ngi souffrir di meurt de faim ci àll bi même chose ñi ngi bëgg a dee moment boobu ñoom ñi ngi jël ay xaalis di ko jox ñu ñenn ñi newoon ci ñoom nga xam ni ci nguur lañ dund depuis PS ba léegi PS PDS ba APR ñi ngi dund ci nguur ñi jëlaat ay millions di leen ko jox population boobu ne tekk benn Jomaay Fay génn secret def na leen décret boobu noonu c'est décret boobu noonu loolu de la wax ñun sax jot nañ ci ñu yónni yaa xaj bu dee bi yaa xam mbay mu jóg ñun sax jot nañ décret boobu noonu nan ngeen
amul bu fekkee ni ñëpp jot nañ ci mi ngi ci internet bi ñun sax jot nañ ci ñun impôt et domaine jot nañ ci ñun waa DGID jot nañ ci loolu kese la wax ni parce que bu décret bu amee des fois jot naa ci ñun jot nañ ci kese nga gis waa COJER xaj yi muy coow bay Sénégal a bëri traître la réew mi du defaru booy il faut ñu guillotine leen il faut ñu rey traître yi non boo ko deful gaañ du sotti il faut ñu rey les traîtres de la République ñi nga xam ni dañoo jaay xoolal li may wax yëpp sama téléphone baa ngi ci mbedd mi xoolal barke alxuraan bu ma ko tegee fii ba suba duñ ko jël billaahi wallaahi bu ma ko tegee fii ba suba duñ ko jël xoolal téléphone bi dama ko fàtte woon ci mbedd mi mi ngi nii jëlaat naa ko ah gis ngeen ah téléphone bi ci mbedd mi laa ko fàtte woon fekkaat naa ko fa waaw téléphone bi ci mbedd mi laa ko bàyyi woon n'est-ce pas fekkaat naa ko lii leer na non téléphone bi laa fàtte ci mbedd mi moom laa demoon jëli waaw téléphone bi laa fàtte woon ci mbedd mi moom laa demoon jëli dama demaat fekkaat ko fa téléphone baa ngi nii dama demaat fekkaat ko fa direct fa laa fekkaat téléphone bi donc mu doon Sénégal la moom gars yi yóbbu nañ ko bu yàgg waaw dama ne sénégalais traître yi waaye bu ma leen saagawul sax fi dama am ñu ma rus mënuma saaga sénégalais yi parce que am na ay gor jaam yi laay wax li ma wax c'est clair bul saaga sénégalais yo xanaa da nga cee gis sa bopp man waxuma gor yi de jaam yi laa wax les traîtres laa la wax les traîtres les imbéciles les foncièrement malhonnêtes ñooñu laay waxal donc c'est clair li may wax c'est clair et net je parle pas de tous les sénégalais c'est impossible man may sénégalais di gor am yeneen sénégalais yu gor Ousmane Sonko di sénégalais gor dama ko gën a nekk gor Diomaye Faye di sénégalais gor bépp gor bu yëg sa bopp ci la may wax sa waay gor dëgg nga doo gis ñu tontu koy gis muy tontu mooy sénégalais boo xam du gor waaye sénégalais bu dul gor rek mooy gisee bopp sénégalais yi bàyyil sénégalais nga ne déedéet waxuma sénégalais de sa genre gi laay waxal yow ak traître yi ñu mel ni yow ak yéen ñi cogg yi mel ni di cogg ñoom yaa xam mbay di cogg ñoom Abdou Mbow di cogg ñoom Mimi Touré di cogg ñoom les imbéciles waaw donc voilà mi ngi baax mi ngi ñëw waaw suñ Sénégal yëpp mbedd bi yëpp suuf la bu fekkee mi ngi baax rek ñu continuer bu fekkee dafa am kenn koo xam ne li mu wax ñëpp xam nañ ko ñu bëgg ko sacrifier il faut ñëpp génn wane ni kenn du ko sacrifier suñ kanam Sénégal dañu war a di toll foofu yaa ngi dégg Sénégal dañoo war a toll foo xam buñ gisatee nit askan wi gis ni ñi ngi jàpp kenn ci ñoom bu ko rendi tëral ko bu ko rendi askan wi yëpp jóg loolu mooy wane ni askanu gor lañ yor tànk loolu amul du mel ni askanu gor lañ yor suñu kanam lañ tëddalee rendi Ousmane Sonko suñu kanam lañ tëddalee rendi la directrice de contre contrôle bi di comment dirais-je turam pourtant keroog rek maa ngi koy wax fàtte turam Nafi Ngom Keïta man moom sama xel mi moom yàlla may na ko quoi man lépp lu may xalaat boo ma mayee tuuti rek day ñëw bopp bi moom dafa am la ci bopp bi moom benn contact direct lay def réaction moo garaaw macha allah dama wóolu sama bopp bi boo ko mayee tuuti rek mu ñëw mu ne mi ngi voyagé mi ngi wër mi ngi commencé déclenché naa machine bi mu ne rek seetaan la mi ngi wër machine bi tak 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 mu ne bum
teet Nafi Ngom Keïta tëral nañ ko fii rendi ci kanamu ñëpp di seetaan. Guy Marius Sagna fii lañ ko jàpp askan wi sax wane nañ seen bopp il a fallu tey ñu jël xeex boobu noonu lu mel ni Barthélemy Diaz il est intelligent jël xeex bi yóbbu ko ci affaire jullit ak catholique pour gars yi tiit génn nañ fi ba tàyyi Barthélemy Diaz il est intelligent parce que dafa xam ni bu defoon daa ñu sacré mu ne yéen jullit yëpp libéré ngeen leen quoi parce que Guy Marius Sagna mooy chrétien bi daal Guy Marius Sagna moom ngeen war a sacrifier yéen nag xaaral ma dem ci église bi dem yoole ko xaaral ma dem ci pape bi dem wax ci la gars yi tiitee donc il a essayé d'internationaliser le combat di bind ay lettres pape bi loolu moo indi gouvernement bi reculer mais bu desee ñun peuple bi kese bi gouvernement faale wuñu sax respecté wuñu faale wuñu they don't give a fuck about us joxuñu ñu cër parce que dafa bëri traître ci suñu biir c'est juste ça le problème il y a trop de traîtres dans ce pays noonu lañ def tey ji sacrifier ku mel ni Karim Xurum Xaq moo tax may wax waa Pastef ne leen même dans le faux vous devez être unis xam nga lu tax la dernière fois gis nga gouvernement bi c'est de vrais imbéciles ils divisent pour régner dañoo ñëw gis les éléments de Pastef ñi nga xam ne ñi ci internet bi di faytal Pastef di rey seen bopp di def ay kii ñi gouvernement oui saaga ndey bu amee rek waa Pastef ñoo saaga waa Pastef pondre benn lettre de merde boo xam ne dañoo juum pondre benn lettre de merde di xas seeni nit yaa ñun sant ñu kenn nga saaga ñun sant ñu kenn nga saaga boo ngi tey yaa ngi nii tey jii ñi ngi jàpp Diomaye Faye bu ko saaxee dëmm yëpp génn nañ waa COJER ñoom seen dëmm yëpp dañ leen di yónni waa COJER génn nañ du naan nañ dàq Diomaye Faye n'est-ce pas parce que warul yoole nangam nga gis tey jii seen xaj yëpp génn nañ donc gis nga nit bu lay teewal même bu fekkee ñeneen ñi dañ lay jéem a mettre en mal bañal parce que Pastef yéen am ngeen ay nit yoo xam ne fayoo leen dara ñi ngi ci internet bi yor seeni connexion di fight pour yéen El Hadj Diouf bëggoon saax-saaxe fii maître El Hadj Diouf bëggoon fee saax-saaxe nu mu tudd si Ousmane Sonko ñoom ñu génn di def ay live di génn di rey seen bopp di xeexanteeg moom jàpp El Hadj Diouf grillé ko saaga ko ay saaga ba El Hadj Diouf daw kon donc gis nga ñoom nu ñu amee seeni xaj yéen tam boo leen amee ñi leen di teewal da ngeen leen di jox cër mais doo leen sacrifier ñi leen di reyanteel pour yéen tey jii yéen a ngi leen soxla buñ toogoon fuñ toog benn bëgg a bàyyi toog fu mu toog benn jiji bëgg toog fu mu toog benn Akhenaton toog fu mu toog n'est-ce pas wala benn je sais pas Ange toog fu mu toog wala benn Tafa Xuma toog fu mu toog n'est-ce pas wala benn Fatim toog fu mu toog kon tey jii dinañ leen saax-saaxe parce que ñoom ñi ngi ni yónnee nañ seen xaj yëpp yónnee nañ leen donc bu leen kenn diviser Pastef laay waxal Ousmane Sonko say nit yi ngi nekk ci net bi di rayante pour yow bu la kenn wax ba nga dem di leen génne ci mbiri naan non ils sont pas de Pastef non ils sont de Pastef mais ñun sant ñu kenn saaga non pays bi mooy doxee noonu pays bordel la pays ku gën a ñaaw làmmiñ la pays ku gën a xamadi la pays ku gën a réew la politique bi du politique gu rafet du politique gu fii du politique gu Europe du politique gu Amérique bu set bu clean politique gu xaj ak ay xaj la ak ay kuti ay mbow ay mbaam xuux politique gu mbaam xuux la donc politique gu mbaam xuux ku dàq mun a yuuxu la ku dàq mun a mbow la politique gu xaj la ku dàq mun a mbow la ñoom noonu la ñuy yónnee seen xaj yi seen berger allemand yi ñu génn tasaaroo mooy ñoom yaa xam mbay ñu mooy ñoom Madiambal Diagne ay ñoom Youssou Ndour génn moom tam gérer télém ñu yónni kii lu mu tuddati xaw ma lan Major Ndeela Major taxaw fee di wax donc ñoom gis nga dañoo yor ay xaj di yónnee te ñooñu mënuñoo wax ci Sonko wala ci nit yi baax yi ba gouvernement bi génn ñun sant ñu leen ko yow Ndeela Major bul wax parce que ñun sant ñu la nga wax wala yow lu mu tudd Seydou Gueye bul wax parce que sant ñu la ko gis nga ñoom duñ ko def ñoom dañoo muus dañoo xam politique dañuy def lu salte yabal seen xaj yi te seen xaj yi nekk ci internet bi di wax ak ay saaga ndey doo gis mukk ñoom ñu génn ne ñun sant ñu leen ko déedéet dañ leen di gën a suux sax gën a suux rek saagal leen seen ndey rek nekk leen ci kon donc yéen tam waru leen di sacrifier seeni nit
waa Pastef nu metti même dans le faux soyez unis même dans le faux même bu ñëwee ne seen doom ñoo fa def nangam xam leen ni seen doom yi dañ ko def parce que dañoo gis ñu leen di tilimal wala ñu leen di bëgg a yàqal ci lañ moo tax ñu dem di rayante pour yéen il faut ngeen xam nga erreur yooyu waru leen ko am ay ñoom Diomaye Faye tout ça c'est des jeunes xamuñu politique ay erreur politique la ñuy def c'est des erreurs politiques gis nga ngeen xam ni ñun suñu politique dafa salte boo xam ni il faut marcher sur des cadavres pour s'en sortir c'est sûr même booy defar il faut marcher sur des cadavres tu peux pas dire au Sénégal que du ma dox ci ay cadavres te bëgg naa defar c'est pas possible je l'ai dit à Sonko il y a plein de gens yoo xam ne dañ leen war a rey il faut marcher sur des cadavres il faut marcher sur les traîtres pour nga mun a defar nguur munoo defaree nguur nii de ne pense pas que ces Sénégalais là ces traîtres là ils vont te laisser comme ça de Ousmane Sonko non il faut pas rêver ne pense pas que c'est facile ces traîtres là foncièrement malhonnêtes ne vont pas te laisser comme ça hein. Ils sont là dañoo yor ay xaj yu bon yu enragé di leen tasaare ci askan wi ñu mooy booy cogère yi mooy booy ñi nekk ci palais bi mooy les faucons de la République mooy ay ñoom Yakham Mbaye mooy ñoom Seydou Gueye donc ces gens là n'est-ce pas sont hyper négatifs ñoom Birima exactement ñoom Birima gis nga te pourtant lu ñuy ne dañuy nekk ñoom El Hadj Diouf dañuy nekk di saaga askan wi di saaga seen ndey di leen wax ju ñaaw mais du mosoo gis waa APR génn ñi bokk ñi ci kenn santu leen ko mosoo koo gis donc yéen aussi bu leen sacrifier seeni nit yi nga xam ne joxoo leen ceeb joxoo leen diwlin dañoo bugg rek Sénégal changé mooy man mii li may def joxu leen ma connexion joxu leen ma lekk joxu leen ma naan te waxtu wii nii bu ma neexoon toog sama fii taal sama climatiseur lekk ba suur naan ba man de ëppalewu leen ma dara lépp lu yàlla di may ci xéwal may na ma ko bu ma toogoon fii du ma bouger mètre léegi dem xool lekk bu ma neex ci àdduna am naa possibilité am bu ma neex bu ma génnoon léegi nii ngeen wax ma lekk bu ma neex kuy ne pizza kii ma dem jënd lépp ñëw teg fii am naa ko lekk ba suur naan ba mandi tëdd sama lal ba li xoolal lal bu nooy bi dafa ma ko de xoolal lal bu nooy bi lan moo dàq li lal bu nooy bi taal sama télé di seetaan samay chaîne bu ma neexoon fii dama rusa doon jaam ba ma neexoon tëdd fii lal baa ngi nii nooy nepp lal baa ngi nii nooy nepp ma nekk ci naaj bu tàng bi di wax di wane te ngeen maa gën a bëgg lu baax wala lu neex mais man dama jomb dund ci lu neex ngeen nekk ci lu neexul dama jomb dund ci lu neex te man sama askan ñi ngi bëgg a dee dama ko jomb moo tax ma ciy def sama partition sama engagement individuel waaw dama koy def contre vents et marées donc il faut que askan wi taxaw il faut que askan wi ready ngeen taxaw nag avant ngeen di xeex ak nguur ngeen xeex ak seeni noon mooy ñooñu nekk foofu ñooñooy noon yi ay nit yoo xam ni ay vrai xaj ay vrai chien duñ sax rus mun a ànd ak nguur gi ñu mu leen di def ñoom seen bopp. Quelqu'un m'a envoyé un message yow loo xalaat ci Timbo yow del wax loo xam Timbo ma xool waa ji dama ne kii bu ma ko tontoo sax dama koy may dara ndeysaan benn boy boo xam ne nee na rappeur la woon dëkk ci ghetto booy gis nga bu ñuy dem gàllem benn jour ma ñàkk sama ndey ci laa xam booy sénégalais booy ñi ci nekk traître bëri na mi ngi dëkk Caaroy ci kii ni ñu koy waxee tey wetu marché Waranka ci biir Caaroy boo xam ne boobu nawet ma demoon seeti ko mais billaahi booy man mënuma comprendre booy ndox mi ndax nangu kër yi lépp bombardé ko bu ma ñëwee ñi toggaalem ne ma xaar añ ma ñàkk sama ndey ceeb bu ma fa lekk amul diwlin amul diwlin xor doj ceeb boo ko boo xam ne boo ko defoon nii dóor ko nit mu xam ginnaaw raay
très bien ginnaaw raay merci boy waa ji ginnaaw raay la dëkk booy bi te underground ghetto pile la da ngay sax dugg ci kër jàmbur yi ndox mi nangu kër gi nangu fépp dañ doon xuus ma ñëw ci underground boobu noonu toog ak moom gàllem heure añ buñ tegee ceeb bi ma ñàkk sama ndey ak sama baay ba ceeb boobu moom ci laa ko njëkk a lekk ci laa ko gëjee lekk diwlin sax amu ko wow kongu xor doj kooku après tant d'années ma gis ko ci ay Macky Sall muy coggu Macky Sall coggu Timbo coggu ay non bu may ko gisee loolu yëpp nag bu ma defee live ma gis mu daggate duggal na xool leen kii bugg ma def benn genre golo quoi lépp pour politique parce que maa ngi laal góom bi moo tax man leen man dama xam ne maa ngi rokkos góom bi dama laal góom bi ba xam góom bi di fa sotti mercure chrome ak alcool di ko raxas ñuy yuuxu malheureusement sax amul ay ñu koy suivre day jël sama live bi dagg fenn nga xam leen kii bugg ma def benn genre benn golo benn guignol benn mais ça passe pas mais du sax rus parce que démb laay doog a jot benn message parce que depuis tant d'années moo ko gisee muy jaay boppam coggu di jaay boppam ak moom lu muy dund ak seen quartier li ñuy dund muy jaay boppam ci laa ne non ginnaaw raay la dëkk ci underground bi mais mu war a xool ci askanam mais mu jaay askanam wey ça va da nga def waaw man yow Timbo loo ko xamal yow bàyyil Timbo ma ne ko yow yaa ñàkk jom yow waxoo bàyyil sa baay yow waxoo bàyyil sama yaay yow waxoo bàyyil sama waa koñ yow waxoo bàyyil waa dëkk bi ngay toroxal nga ne bàyyil Timbo waaw Timbo defal dara yow Timbo xamaloo ko dara foog Timbo nijaay Macky Sall lan moo ko teg maire Pikine politique du tus du dara sàcc la rek trian la ñàkk ba nga xam ne waa ji de défendre baayam de défendre yaayam de défendre waa koñom de ak situation boobu noonu waa koñom di dund xoolal Timbo la doon wax ma dama ne kii bu ma ko tontoo sax dama koy may en fait fulla moo tax fullaalu ma ko sax dama ko déglu di ree après ma triste nag ma ne non Sénégal ndeysaan caat Sénégal mi ngi ci gouffre Sénégal metti na caat te lépp lu ko def nag mooy ay sénégalais les traîtres ñoo indi Sénégal ci lii donc kooku mi ngi dem di coggi Timbo ci mairie yi nekk ci causerie yeeg taqale léegi fàtte na waa ko ñoom loolu moo tax sénégalais dañoo dem ba dañoo ragal sénégalais yi il préfère la jàpp di leen toroxal ñu dëkk ak moom mu leen di toroxal di leen néewal doole di leen appauvrir que dem jël keneen ku bees le sénégalais a peur du changement parce que dañuy jàpp ni buñ indee keneen ku bees mun na ñëw commencer waat à zéro mun na ñëw toroxal askan wi donc loolu moo tax ñu ragal changement loolu kese moo tax mais il faut que ñu engagé wu ci loolu il faut que ñu nangu changement il faut que ñu jël suñu responsabilité pour teg fi koo xam ni liñ bëgg mooy am lu bëggul du am te lu mu fi def lu amul ñu dal ci kawam waaw lii rek moom mooy mun a jëmale réew mi kanam parce que y a trop de traîtres gis nga kooku seen kër sax jour boobu noonu dafa tombeek te nee na rappeur la woon engagement dafa fekkoon Moustapha Diakhaté foofu laa njëkk a dajeeg Moustapha Diakhaté boobu ñoom ñi ngi leen doog a dàq ñi ngi dàq Macky Sall PDS ñoom Moustapha Diakhaté ñoom ci la booy boobu noonu ku may wax naan rappeur la dem ne day jàppale ñoom Macky Sall pour dàq wërsëgam dàq wërsëg la de parce que ñoom loolu lañ koy wooyee gis nga ceeb bu ma lay xor doj bu wow kong boobu manqué diwlin wow kong nga xam boo ko dóoree ci miir mu taf ci miir bi du wàcc jour boobu ceeb boobu noonu Moustapha Diakhaté lekk na ci parce que ñun ñett la woon seen waa kër bu ñu tibbalee
ñun ñett la woon man la Moustapha Diakhaté ak moom wallahi la azim boolu ceeb bi dafa bari ba amul diwlin amul dara ceeb wow koŋ comme pat boo ko tibboon na ko pat ci miir bi du wàcc ceeb bi laaluñu ko sax man mu dóor ne laa ilaha nan la nit mën a lekkee lii Moustapha Diakhaté ñam jeex na dañoo xuus ci ndox mi taataay xuus ci ndox mi pour mun a génn c'est même Moustapha Diakhaté gis nga après mu ngi woon ci nguur gi fu ne lekk lu ne kii na ko tey boo ko déggee muy wax fee yooyu moo tax ñoo ñëpp c'est des ennemis yoo xam ne il faut se méfier de boo déggee ay Moustapha Diakhaté di wax ak yooyu yëpp moytu leen de moytu leen duñu bëgguñu askan wi de déedéet bëgguñu askan wi man pour man munoo bëgg askan nekk ci ab nguur ay ati at toog ba daaw wala xaw ma ren ji lañ la doog a dàq parce que da nga kii ñu la génn nga groupe bi nga nangam déedéet non qui ne dit rien consent ñaata at te xam nga ni nguur gi nii la mus a doxee sàcc fen rey nit n'est-ce pas détournement pasare alalu askan wi kese donc soxlawul ba tollu jamono ci sax pour mën na ay no ñu naan lay dàq nañ la fii génn nga fële donc voilà dafa am ñoo xam ni duñ gor ko wax ak bëri Sénégal waaye yàlla baax na en tout cas sama gaay li may wax rek mooy amul benn réew bu dox ci yàlla baax na amul benn réew bu dox ci no yàlla dina ko sottil amul benn réew bu dox ci incha allah benn réew yi développé yëpp ci àdduna bi amuñu ressource yàlla mayu leen sax dara amuñu benn ressource Canada gi amuñu benn ressource France amuñu benn ressource Chine amuñu benn ressource Japon amuñu benn ressource Corée du Sud amuñu benn ressource dund nañ ay séisme dund nañ ay guerre dund nañ lu ne mais dañoo développé tey seen réew yi boo fa demee munoo xam ni fii dóor nañ fi bomb munoo xam ni fii ay nit dee nañ fi ay millions de morts munoo xam ni fii am na ay séisme am na ay tremblement de terre déedéet Sénégal amul tremblement de terre amul séisme amul guerre amul dara ba pare am ay ressources torox ba boo buggee sarax ko Sénégal dëkk yi nga xam ne dañoo am guerre am séisme am tremblement de terre am ay catastrophe naturelle te amuñu tus muy Japon muy Corée amuñu tus tey jii boo demee seen dëkk doo mun a xam ni mu yàlla mus na leen teg nattu yow lépp nga am yàlla tegu la benn nattu mais yaa gën a torox kuy torox Sénégal amul benn nattu musul am tremblement de terre musul am séisme musul am guerre musuñu ko dóor bomb musuñu guerre mais xoolal dëkk baa ngi mel ni buñ ko defaree ba léegi dañooy guerre xool leen dëkk bi rek dëkk bi suuf la dëkk bi lépp jaxasoo Sénégal moo gën a nuru dëkk boo xam ne démb lañ pare ci guerre dëkk yi nga dugg ci doo gis lenn luy nuru ni dëkk yi amuñu dara te amuñu benn ressource naturelle donc dëkk yàlla baax na du ko tabax yàlla musul wàcc yore pikk ak peelam yore buretam yor suufam ak simaam naan day tabax déedéet dëkk yàlla musul yore bale di ko bale dëkk yàlla musul yore buret wàcc naan day tibb ay mbalit dëkk patriotisme moo koy defar patriotisme moo tax ñuy wax le patriotisme chaque jour ñi leen di wax le patriotisme c'est un mot hyper sensé et hyper intéressant percutant le patriotisme rek mooy mën a defar réew ak loo mun a am ci àdduna boo amul patriotisme sa réew du baax loo ñàkk am patriotisme sa réew day baax déglu leen ñaari de loo am ci àdduna te ñàkk patriotisme sa réew du baax waaye loo ñàkk ci àdduna te am patriotisme wallahi sa réew day baax par force dëkk yi développé yëpp amuñ dara yàlla mayu leen dara mais ils ont développé ay affaires yu bari seen xel
seen xalaat seen xol moo tax yàlla may leen lépp. Sénégal nag ñoom ñi nga ca toll yàlla baax na ñoom koy yàlla baax na ko kër goo dugg yàlla baax na kañ la yàlla bon yàlla baax na ku deele yàlla baax na ku ak oto ñëw fiir sa baay wala sa yaay rey ka yàlla baax na ku ci lekkul yàlla baax na yàlla baax na noonu ngay ñàkkee di ñàkk torox ba xëy dee ñu ñëw dëjale la yàlla baax na suul la ci yàlla baax na ñëw toogaat di xaaraat keneen ñëwaat loolu mooy Sénégal dama nekk di wax ay wax yoo xam ni ku gis le contraire ci li may wax nii ne non c'est faux amul existé wul Sénégal nii naa ne wax ñu Sénégal lu muy am yëpp amul patriotisme moo tax boo nekkee patriote da ngay jaaxal jaam yi ne soit dañ naan noo ki dafa dof est-ce que wér na parce que lan tax mu war a jël temps di ko consacrer ci ñun lan moo tax mu tay la bakkanam ndax ñun non kii wérul kii dafa dof kii dafa am ay problème kii est-ce que waruñu ko yóbbu dalal xel loolu mooy njëkk réaction wu sénégalais comme sama genre gi ni may def nii tak xamul tax ñu def ma ñu ne kii dafa dof parce que mënuñu comprendre ne nit war na mun a bëgg réewam ba mu jaral ko teg ci bakkanam ba mu jaral ko bàyyi lekkam bàyyi naanam bàyyi lu ko yàlla di ma yëpp di rey boppam pour réewam mënuñu ko gëm xamuñu sax luy patriotisme le Sénégalais ne connaît même pas ce que c'est patriotisme donc soit dañ naan dafa dof soit ñu ne dafa màndi dafa tàggoo xelam soit ñu ne dafay triande am na lu muy waajal te lu leen de Sénégalais quand tu es patriotique quand tu es patriote ñett yi moom di nga ko jot soit ñu ne dafa dof soit ñu ne wérul dafa am problème mu bopp soit ñu ne day triande am na lu muy waajal loolu mooy lu Sénégalais yi di jàpp buñ gisee un patriote mooy ku bëgg réewam ku fonk réewam ku naw réewam dama lay expliquer ci début live bi wax naa luy patriotisme jarul sori patriotisme mooy koo xam ni sa réew moo la gënal sa bopp sa mbedd bi moo la gënal sa kër amu réew bi moo la gënal sa am loolu mooy patriotisme ma répété ko lu gën a yomb une définition boo xam ni moo gën a yomb patriotisme xam mooy lan mooy sa réew gënal la sa bopp mooy sa quartier gënal la sa biir kër intérêt Sénégal gënal la sa intérêt bu amoon ñaar ñu ne intérêt Sénégal léegi nii ak sa intérêt nga ne non man sa mbos bàyyi naa ko xaaral ma dem ci bu Sénégal bi donc loolu boo ko amee di ko def Sénégal mooy li ñuy wax rek dof nga dañ naan dof la wérul dafa tardé daa torox wala sàcc la am na lu muy waajal trian la loolu moo tax patriote di subir lu mburu dajul ci fuur Sénégal gëmuñu luy patriotisme xamuñu ko sax kan la fi mbedd mi gënal sa biir kër maa ngi leen koy laaj yéen Sénégal kan la fi mbedd mi gënal sa biir kër nga fekk mbedd mi mbalit nga tibb ko dugal sa biir kër denc ko en attendant nga xool foo ko tut kan la fi mbedd mi gënal sa biir kër déglul de nga fekk mbalit ci mbedd mi tibb ko dugal ko sa biir néeg wala sa biir kër ne denc ko fa ba en attendant ngay gis fu nga koy tuur kan la kan moo fi gis loo xam ni jaral na ko mu sacrifier wu intérêt personnel am pour intérêt commun bi kan la Sénégal je généralise jamais quand je dis la majeure partie j'ai jamais généralisé et je généraliserai jamais du ma mës a généraliser bu ma leen di wax moom mooy la majeure partie ma ne la kan dama leen di laaj kan ngeen di gis tey jii intérêt taxaw intérêt askan wi taxaw mu bàyyi intérêt dem ci pour intérêt askanam ñaka fii def yëpp daf leen jàppee kii Mari Sagna jàppee wuñ ko ku wér
dañuy xool daal yéen waaye kii moom kii est-ce que wér na Mollah Morgun jàppee wuñ ko ku wér gi Karim Xrum Xax dañ ne dafa soof. ban patriote lañ fi respecté Sénégal ban patriote la nga gis Sénégal ñu respecté ko jox ko cër xam valeur am bu dee Guy Marius Sagna kii dafa dof kii wérul Mollah Morgun kii dafa wér Karim Xrum Xax kii dafa soof kii dafa bëri wax kii bu mu ñu sonal respecté wuñ benn patriote koo dem nag nit dof kii dafa wérul dafa tof wax leen ma benn patriote Ousmane Sonko trian la de mbooloo maa tudd gis ngeen kii comme Macky Sall rek Macky Sall nii la meloon discours yi la yore woon ni non kii donc ñoom pour ñoom sax même Ousmane Sonko trian la dafa am lu muy waajal donc moo tax ma ne la un patriote chaque jour noonu lañ lay jugé soit ñu ne dafa dof wirul comédien la golo la foog ñu am luñ la taqal mënuñu gëm ci seen bopp ñoom consciemment ñeen ñi kii dafa jóg rek pour patriotisme dafa jóg rek bëgg réew mi te yàlla tax dafa am nattu mooy bëgg réewam mooy sopp réew mooy naw réew muy jaral ko lu ne loolu mooy jafe-jafe mooy suñu coonowu liggéey mooy suñu coono yi liggéey barke alxuraan mun naa dem ci frigo bi léegi génne lu ma neex lekk xoolal sama gémmiñ boo xoolee ni lekk guma dama jóg lijjanti samay affaire tak def sama live di wax ak yéen ba léegi lekk defuma ko ñàkkuma ko de mais lekkuma ndax je préfère sama intérêt personnel sama intérêt nation gënal ma sama intérêt personnel man bu ma defee live bi 400 personnes 500 personnes xam ci gis ci la réalité moo gën ma toog di lekk ba sama biir fees te mu am ñi nga xam ne ñi ngi bundu ñi ngi bandafasi ñi ngi ñoore dirib ñi ngi kusaanaar ñi ngi Koungheul dañoo am problème pour coob dañoo am problème pour xam seeni valeur dañoo am problème pour xam seeni droit te chaque jour ñi leen di wax matal leen seen devoir te xamuñu am jotuñu ci seen droit ma tayle lépp nag te chaque jour bu ma live jot maanaam ay sarax ay saaga ndey yoo xam ni ci sama baay ak sama yaay ñi leen di saaga ay ndey donc damay live joxe sama énergie joxe sama temps joxe sama lépp duma lekk duma naan coono boo rekee nag am ay ñaan yu may recevoir yoo xam ni dama ma war ko war yiñ saaga sama papa ma jox ko sama papa yiñ saaga sama yaay ma jox ko sama yaay loolu lépp la activiste yi di daj mooy yi nga xam ne ñii sa nangam taan nday yooyu yëpp dama koy dajale après na yaay am kaay dañoo la ko jox waaye lu ma def bañ may saaga man defoo dara waaye rek muñal rek lii nii mun na la dugal àjjana lii nii rek mun na la dugal àjjana parce que am nga nu mu dee si sama live bu ma def tey am na 700 saaga nday yoo xam ni pour yow la mais 700 nit yooyu noonu ku ci nekk amal na la bàkkaar xamuñu la waxoo tinoo defoo dara ñu saaga la donc am nga 700 tiyaaba yaay jëlaat saaga nday dajalawaat ko yóbbu sam papa am teel waaye lu ma def bañ may saaga sama 600 saaga yi man la dama doon def live pour wax askan wi pour leeralal askan wi pour gindi askan wi pour dindi askan wi ci lëndëm mais yow bàyyi ñoom saaga nañ la 450 waaye lu ma def man la teel ay tiyaaba la ki la saaga xamula gisu la séqoog moom dara mu saaga lay ndey donc teel loolu nga muñ rek xam ne lii àdduna la day jeex te yow mal xiyaam dañ koy fay par force ñoom ñëpp dinañ leen woo laaj leen waaye yow Mollah Morgun bu mu jëlee temps bu mu jëlee énergie bu mu jëlee téléphone am bu mu jëlee crédit bu mu jëlee internet am bu mu jëlee léppam di wax di yeeka yeddaate di wone yow mi saaga nga ko fi ndey saaga nga ko fi bàyyi su lu ne wax nga ko fi mus nga gis baayam nga ne déedéet mus nga gis yaayam nga ne déedéet lan lañ la def non defuñu ma dara lan moo tax nga saaga ko parce que man sama yaay loolu la ma wax am naa fa laa koy tëjee sax def na ma Mor xanaa yow mënoo bàyyi sa live yi ma ne ko live yi non yaay mënuma ko bàyyi nag ah bon mu ne waaw Mor yow
ñun de chaque jour demuñu dikkuñu toog fuñ toog liggéey si lañ xam jaamu yàlla chaque jour ñu saaga ñu ay ndey dañoo ragal sax ubbi internet bi sama yaay mooy wax de dañoo ragal sax ubbi internet bi buñ ubbee sa nangam taan ndey man maa ci gën a sonn man sa yaay man dañ may saaga man lu ma leen def ma ne ko yaay muñal man lañ saaga wuñ la sama yaay bàyyi wax dof lan lañ la saagaa sa nangam taan ndey yow la wala man ma ne ko waaw loolu maa ngi jégalu yow la nag yaay yow la de waaye dangaa am nattu jur ab doom joo xam ne ab nationaliste la jur ab doom joo xam ni dafa engagé wu jur ab doom boo xam ni patriote la mooy sa nattu de saaga yëpp man maa la ko indil nag waaw loolu nga may wax kay parce que bul ne yow saaga wuñ ma yow lañ saaga ma ne ko sa nangam taanu ndey kan la yow la wala man sa nangam taanu ndey kay man la ñuy wax ma ne ko waaw yow lañ wax de defoo leen nag yëgoo tinu xamuñu la sax musuñu la gis donc ña lay saaga muñal rek yaay tiyaaba la billaay wallaay tiyaaba la du leneen parce que ki la saaga mun na la romb tey sax du xam ni kii mooy yaay Mollah Morgun deful yëgul tinul ma nga toog fa mu toog doomam jóg di reyante di engagé wu ñay saaga ndeyam moo tax ma ne ko yaay muñal maa ngi jéggalu nag la may wax pour sama réew ñi lay saaga maa ngi jéggalu ci loolu nga baal ma ko parce que àq la nag c'est grâce à moi ba nit yi nga xam ni xamuñu la ci aadama kawa di la saaga ay ndey te dafa leen yëgoo tinul yaa ngi toog liggéey sa liggéey di daan sa doole di jàppale sa njaboot ña nga lay saagay ndey à travers sa doom bi nga xam ne joxuñu ko pouvoir musuñu ko la jox 1 franc réew musu ko jox 1 franc moo def ci réewam réew musu ko jox liggéey di ko fay réew musu ko lebal réew musu lekk fonds musu lekk financement musu lekk aide réewam yaay lu dàq loolu siggil demal jur nga doom joo xam ne musul ñaan jur nga doom joo xam musul lekk fonds jur nga doom joo xam musul lekk financement jur nga doom joo xam ne ma ngay wax ak askanam waaye jur nga doom joo xam mi ngi wax ak sàcc te sàcc amuñu tontu ci moom dañ koy daw di ko moytu buñ déggee Mollah Morgun tiit duñ amati jàmm parce que la ñuy wër tey jii bu ñu amoon lu ñu may taqal wax nañ ma ko kon nag yaay maa ngi lay jéggalu ci saaga yi kooku moom maa ngi lay jéggalu waaye ay tiyaaba kese la mooy sama waxtaan ba mu mujjee waxtaan ak sama yaay ci saaga yi nga xam ne nee nañ dañ koy gis di ko dégg te defuñu yëguñu tinuñu waaye it ma koy xamal ni ay doomam gii tamit deful yëgul tinul daa bëgg réewam rek di xeex pour réewam di xeex rek pour réewam mu xam ni mun nañ ko ci rey xam ni mun nañ ko ci tëj kaso parce que activiste Sénégal yëpp dañ leen tëj kaso ana Guy Marius Sagna ñaata yoon lañ ko fi tëj ana Karim Xrum Xax mi ngi ci kaso bi ana Assane Diouf tëj nañ ko fi ci kaso bi damm tànkam amul benn patriote boo xam ni tey jii patriote lii la ñuy dund kaso wala intimidation Sénégal amul patriote boo xam ne am na chance dund patriote laa la wax nag combattant soit dañ lay rey soit ñu tëj la ci kaso soit ñu lay intimider ñett yi la xool leen ci benn patriote bu ngeen gis boo xam ne mi ngi am jàmm Sénégal amul sawla nañ ma ci kaas à jeté man mii jàpp nañ ma fi fekk ma ambassade Espagne ma gis ay nit ñu jàpp leen di leen toroxal leen néewal doole ma taxaw di fa xeex ba police centrale ñëw jël si ma ñu bëggoon ma sacrifier damm nañ ma fi tamit donc sénégalais gouvernement am amuñu lenn lu ñu xamal lañ am duñ gërëm seen patriote bu peuple bi gërëmul patriote ba rek c'est fini parce que gouvernement ba ñoom seen guerre yëpp ak patriote la bépp patriote bu nekk Sénégal subir nga Guy Marius Sagna dañ koo tëj ay weer addunaam yëpp ci kaso bi la ko defee Karim Xrum Xax dañ koo tëj addunaam yëpp ci kaso bi la ko defee fa la feebaree fa la sonnee fa la génn ay opération ñuy xotti sa biir bi di xotti sa biir bi 4 fois Assane Diouf fii lañ ko jàpp tëj ci kaso ba wax leen ma benn patriote buy dund jàmm fii lañ ma téye aéroport yàqal ma sama voyage fekk ma ci biir nit yi génn ma ci biir nit yi toroxal ma sawloo ma ci ay kaasu AGT naan dañuy xooli drogue tardel ma sama vol avion ba dem ñi may bëgg a pamte ne dañ may buñ neexee sax yóbbu la def tëj la après ñu doog la bàyyi
noonu laa ñàkkee sama billet d'avion il a fallu ma fay 80 000 francs le lendemain pour mun a dem donc xoolal dund googu ñuy dund te jooyul wuñ ko fenn ci Sénégal nekk Espagne dagg sañuy billet avion ñëw di xeex ci combat bi ñu dóor ñu ay bal fetal damm sañu loxo 9 mois fer bu nekk ci loxo est-ce que mus naa taxaw ci ak yéen ne leen dimbale leen ma lii sarax leen ma lii aidé leen ma lii bu ma lekkul sax doo leen ko xam bu ma naanul sax doo leen ko xam waaye ci kaw loolu yëpp gaa yi may saagay ndey gaa yi may saagay ndey ak saagay baay ak ay menaces donc lii la activiste yi di dund Sénégal activiste yooyu nag buñ desee ak askan wi kese ak askan wi jaay leen toroxal leen saaga leen ay ndey laisser leen à la merci des chiens errants pour ñu lekk leen donc foofu day metti moo tax ngay dégg Sénégal ku nekk naan xeexal sénégalais wóorut sénégalais jarul xeexal waaye yow ak sa ñàkk jom ab sa dëgër fit ab sa bëgg sa réew moo tax nga des fa mais chaque jour ñu dégg ni sénégalais jarul xeexal xalaatal sa bopp bàyyil ñii xalaatal sa bopp chaque jour nga dégg ko mais danga ciy ne xaw ma sax lu may yëkkati lu may def loolu live yi di këy di génn di dox di wane di yuuxu di xeex di kaas di xaw ma sax lu ma koy defloo suba bu ma duggoon ñëw léegi dugg aéroport te damay ñibbisi bu ma duggaloon léegi ñu dóor ma lam yi barke alxuraan ay plainte ñi ngi may xaar Sénégal laal ay plainte lu benn de ay plainte ñi ngi may xaar nii Sénégal te tôt wax naa leen ni leen tôt ou tard damay ñëw mais dama bëgg ngeen xam ne ay plainte ñi ngi may xaar Sénégal ay nit yoo xam ne neen dama leen diffamé ay nit yu bokk ci askan wi yoo xam ne dama wax seen wax ñu ne dama leen diffamé yóbbu nañ plainte ay plainte ñi ngi may xaar Sénégal nii te bu ma duggee Sénégal nii ngeen dégg ni aéroport lonk nañ ma la mii parce que nee na ñi ngi may xaar ak ay plainte mais man nee naa leen allah kulli àll moom waxtu ñibbisi moom bu jot damay ñibbisi barke alxuraan avisé nañ ma ay citation directe yoo xam ne jot naa ko yoo xam ne ñi ngi may xaar Sénégal est-ce que am na benn boo xam ne sama intérêt la déedéet est-ce que am na benn boo xam ne dama ci doon xeex pour am dërëm bu ma dugal sama poos déedéet te nee na ñi ngi may xaar ak ay plainte moo tax bu mu leen bett sax boo leen gisee ma ñib bés bu may ñibbisi nag moom dinaa ko bind ci net bi ne maa ngi ñëw mais moom jàpp leen ni moom dañ may defee rek jàpp leen ko parce que jot naa ay plainte yoo xam ne ay nit ñoo ko déposé ne ñii ne diffamation ñii ne dama leen saaga ñii ne nangam na te seen tur sax maa ngi ko yor seen tur maa ngi moom ñoo xam ne plainte nañ ña ngi may xaar donc mais nag dara duñ bàyyi de barke alxuraan duñ bàyyi billaahi wallaahi duñ bàyyi dinañ wax ba bu ñuy sàngoo suuf parce que mënuñu seetaan nu suñuy dirigeants yi di def askan wi nañ leen di def nañ leen di ñàkkuloo te comme xar ñàkkuloo leen comme mala réduire seeni pensée ba mu toll ni xelu xar ñu tëw a xalaat benn réaction la ñu am mooy saaga mooy l'esprit reptilien saaga attaqué kese moo tax man lu ma leen di wax rek mooy yàlla dëgg sax yàlla na yàlla yee sénégalais yi yàlla na yàlla xippil loo bëtu sénégalais yi te yàlla na fi yàlla jëlee nguur gi teg fi nguur gi gën ci sénégalais yi nguur gi gën ci sénégalais yi nguur gu baax nguur gu ay nit yu dëggu nguur gu amul ay fenkat nguur gu amul ay def lu bon ba pare yónni ay xaj ñu commencé di mar deretu askan wi nga tuuru yàlla na ko yàlla def yàlla mun na ko moo leen ëpp doole nag parce que yàlla kese fi des bu fekkee réew mi dañoo daw bëri ay traître yu trahir seeni activiste trahir seeni combattant parce que nguur ka di sacrifier seeni combattant foofu yàlla kese fa des foofu nag moo laaj ñaan yàlla parce que def nga lépp lu nga mën askan wa daw nañ nguur ga taxaw ne le fas yéene la non c'est tabaske
yàlla rek moo fa des kon ñi ngi ñaan yàlla nañu yàlla taxaw yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla aar moom mi am doole moom mi am kàttan ak mën-mën yàlla na yàlla yee Sénégal yàlla na yàlla xëppiloo bëtu sénégalais yi yàlla na yàlla def ngëm ci xolu sénégalais yi ba kenn du leen mun a corrompre yàlla na yàlla def ngëm même bu lee ñàkk loo leen seen poos yi def ngëm gu dëggu ci ñoom bu sax ci seen xol yi ba kenn du leen jënd kenn du jënd seen carte maa ngi koy ñaan suñu boroom ak xol nag te yàlla na ko yàlla def yàlla na lu mu leen mën a ñàkkuloo lu leen nguur gi mën a ñàkkuloo yàlla na yàlla def ci ñoom pas-pas yàlla na yàlla def ci ñoom ngëm-ngëm yàlla na yàlla def ci ñoom foi yàlla na yàlla def ci ñoom ngor yàlla na yàlla def ci ñoom dignité yàlla na yàlla saxal dignité ci xolu sénégalais yi parce que buñ dignee rek lépp yomb yàlla na fa yàlla def loolu donc nag sama gars yi maa ngi leen di ziar di leen màggal di leen gërëm di jégalu ci lépp li nga xam ni am na ci gàkk et tout wala live bi mu ngi dagg et tout loolu yëpp ci système bi la parce que am na ko ma woon ne ma il faut mën nëbb sama adresse IP xaw ma je sais pas parce que man maîtriser wu ma yooyu parce que gars yi dañoo pirater sama adresse IP moo tax ñuy dugg di yàq sama live yi dagg live yi fii par ci par là des fois ma nekk di wax fekk dagg na bu yàgg tu vois donc doo comprendre mais ba tey loolu yëpp ci combat bi la du yomb quoi mais dina baax incha allah yàlla na yàlla def jàmm maa ngi ñëw nag dellu nag nekk nit comme yéen xam nga dem sangu après lekk ba suur naan ba màndi xam nga dund tuuti après incha allah ñu def noonu jaajëf faay bëggee sama gars yi peace and love